jërë ngeen jëf Ndakaaru ak kees gi ñu soloon ci kees dañuy wéy di des ca kees ga ba léegi ubbi l'Observateur couvre-feu gi ñu tegoon ci Ndakaaru ak ca kees gannaaw ba mu jeexee état bi dàbbal yaat na ko dañu koy wéyal ba samedi ñaar fukki fan ci weeru février atum 2021 président de la République Macky Sall moo proclamé état catastrophe sanitaire ministre intérieur jërub arrêté ngir ñu wéyal couvre-feu bi ba ca kanam Walf Quotidien nañu boole kookit ya ñu doon aaye yépp ci réew mi nee nañu tey ji la ñu ko gën a aaye muy ngénte yi di céet yi réception yi xew-xewi diine yi ci gàttal lépp loo xam ne day jur ay ndaje ki daje Macky Sall kuraan na ko source wa moom gisee ko neneen mu di feetkat yi maanaam ñi bëgg feetu ci seen xol ay mbumbaay ki rumbaay fatwa ñu leen tegaloon ba léegi teggiwuñu ko journal bi nañu suñum réew di Sénégal léegi tey mu yegg ci juróom-benn téeméeri bakkan yu rot ci réew mi ndax coronavirus bi démb rek fukk faatu nañu fi téeméeri ka coronavirus ak fanweer ak ñett yu yeesit feeñ nañu fi libération nañu guddi ñu toll li woppi coronavirus ji tëral ci réew mi boo doon xayma seenub lim ñi ngi toll ci ñetti junniy doomi aadama ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent laatr bi nañu Macky Sall waxal ndax wax jot na heure bi romb na garaaw ci musiba ci lañu jëm nekkaa coronavirus yi ñoo ngi gën di takkarnaasi ci réew mi ñi muy faat ci réew mi lim ba ëpp na ab xiifit mi ngi bëgg a yóbbu askan wi sil xafaar nit ñi sonn nañu nit ñi jaxasoo nañu anki dina kay xamal ñu ne ci réew yi nga xam ne mbas mi fa la ëppee lu mu faat ci dénd bu Afrique bi suñum réew di Sénégal ma nga cee dellu gannaaw ndànk-ndànk terewul nag jaloore ji ñu defoon ci xeex Covid 19 bi ba tax mu jëloon deuxième place ci àdduna bi loolee mi ngi koy ñàkk ndax muy Sénégal di Gànnaar Mali Afrique du Sud ak Nigeria deuxième wàgg gi ñu dund ci coronavirus bi ñoo nga cee daj lu dara jarul Vox Populi nañu dëgg la coronavirus bi ma ngi faat waaye am na it ñeneen ñuy faatu ci réew mi ci anam yu gaaw te yéeme ni ci benn semaine rek ne mekku nañu fi juróom-benni doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci anam yu doy waar mu di ci Ndakaaru di ca Touba ak ca Nioro fu ca nekk dégg nañu fa ku faatu mbaa ñu faatu ci anam yu yéeme la si ne kay nañu kuréel gi di association des maires du Sénégal li mu ñàkk ci ay membaram ci juróomi weer yi ñu génn kenn xamul lu mu toll ne Magaye Gaye maire bu Maka Yob dem na Soni Guignane maire bu Thialé Ndial gi dem na Amadou Bekay Diop maire bu Ross Béthio dem na Abdou Ndaw maire bu Mbadiane dem na Idrissa Diallo maire bu Dalifort dem na maire bu Mbella Kadiaw dem na Pape Diop maire bu Koki dem na Malang Thiam maire bu Diouloulou dem na ñu dem ci journal lii quotidien fekki fa maire bu Ndar di Mansour Faye ubbil yéenekaay bi journal bi nee nañu la ñu ko santoon moom Mansour Faye mu di ceeb ak diwlin maanaam dundi gi mu fi doon séddale di aide d'urgence alimentaire gi mu wax nu mu ko doxalee lu ca nekk mu wax fan la ko dugal lii quotidien nee nañu Mansour Faye def na ko ba boole ko ak i justificatif am comité suivi fond force Covid 19 gi général François Ndiaye jiite ñoo ko xamle ñoo wax ne Mansour Faye ma ne woon ministre développement communautaire ak équité territoriale rendre na compte ba boole ko ki preuve yuy firndeel ni mu doxalee aide d'urgence alimentaire gi di ndimbali nguur gi doon baaxee askan wi seeni gët xonxoon ci jamonoy mbas mi tàggat yaram ak journal record mi xëye footballu Angleterre Chelsea ak Wolverhampton la ñu yéenekaay bi nañu danañu football tey jii 6 heures ci ngoon journal bi nañu Edouard Mendy ak i gaayam di waa Chelsea ginnaaw jëluy takkarnaase yi ñu nekkee fan yi ba tax ñu dàqoon seenub entraîneur Frank Lampard ci match tey bi ci la ñu mën a jekkalaatee seen toogaay ci la ñu mën a defarwaat stade yéenekaay moom it xëy ànd ak record yéenekaay di waxtaanee footballu Angleterre journal stade li mu ñu bindal ci xëtamu njëkk moo di Manchester City dóor na kurpañ bu dal bu noppi teg pression Manchester United ki dundul benn pression sunu lamb nee nañu moo di mbër mi di Ama Baldé mi ngi dalal xelu ay fansam boole ko ki di leen wax lu ñu mën a dégg sëll bu ndaw di Ama Baldé mi ngi xamal ay fansam ci sunu lamb ne bu ñu tiit bu ñu ragal ndombal tànk roi des arènes ga ca tànk Modou Lo dana dem duma ko daan ko tekki ndombal tànk li takkal ko boppam. comptoir napp ñu ton mais bi ma signé ma waxtaan ak ñoom pour ñu fay ñu 10 milliards pour napp suñu ton ma wàññi ko ma ni di ngeen comme écologiste la dinañ jóge 15 000 tonnes ñu napp 14 000 tonnes ma wàññi ko 1000 tonnes ma négocier ñu fay état du Sénégal 10 milliards muy dugg dans les caisses de l'état. Greenpeace lan la wane ci accord yooyu faytale xaalis bu bëri wane ni ñi ngi napp ay coof ay coach ñu ne le Sénégal renoue avec les accords. mu nekkoon leeral li Ali Aïdar ci émission Déclic bii ak TFM doon wax ci mbiri accord yi fi woon ñeel wàllum napp mi diggante Sénégal ak mbootaay réewu tugal yi di Union européenne. bët saalumu Sénégal ci Casamance ay organisation yu taxaw ngir jàpp ci wër ak jàmm gi ñoom daf leen biir ne fi léegi réglé wu na mbiri saax-saaxee gi ñeel nga ne li diwaan ga maanaam exploitation anarchique gi ci wàllu ressource naturelle wër ak jàmm gi du yomb jàpp nañ ne dina bokk ci lu yombal kon jàmm joojee ci lu sax ñu waxtaane lu ni mel di wàllu yooyu ngëneel moo waral lël bu nu ci amal diirëb ñett ciy fan Ziguinchor Lamine Ba. incident bu mujj bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci Casamance muy fukki doomu aadama yi nga xam ne dóor nañ leen dóor yu métti ci biir àll bi tax na ba ñi nga xam ne soobu nañ ci wutum jàmm ji fi ci Casamance jàpp ne faaw ñu boole li jëm ci wàllu yor leen ressources naturelles yi ci wutum jàmm joojee ndaxte bu ñu moytul dina am cooxew yi nga xam ne mën na ko ci jur. Ndeye Marie Thiam moom moo jiite plateforme des femmes pour la paix en Casamance. ñu ngi fiy wax waxu zircon ñu ngi fiy wax aussi waxu pétrole boole ci aussi ak àll bi loolu yëpp ay problème lay doon ay problème yoo xam ni suñu ci taxulee
day gën a indi ak àll bi loolu yëpp ay problème lay doon ay problème yoo xam ne suñu ci taxulee day gën a indi ay jaxasoo ci conflit bu mag bi moo tax ñu war cee liggéey suñ ko defulee rek dañuy beneen conflit bi régler ko conflit bu mag bi régler ko dafay jafe. ponk boobee nag waxtaane nañ ko ci ndaje bi nga xam ne ñoo ngi koy amal ci Ziguinchor ay kuréel yi nga xam ne ñoo ngi bokk ci société bi régler ko conflit bu mag bi régler ko dafay jafe. ponk boobee nag waxtaane nañ ko ci ndaje bi nga xam ne ñoo ngi koy amal ci Ziguinchor ay kuréel yi nga xam ne ñoo ngi bokk ci société civile Sénégal Gambie ak Guinée-Bissau sànc ko liñ ci jublu nag mooy sottante xalaat ci lu jëm ci wàllu pexe yi nga xam ne mën nañ koo lal ngir ku nekk andi li nga xam ne mën nga ko ci wàllu wutum jàmm ngir mën koo jariñoo Sadikh Niass moom mooy secrétaire général national bu rencontre africaine des droits de l'homme di kuréel bi nga xam ne moom mooy yombal liggéey bi. waxtaan ci li nga xam ne moom la plateforme femmes yi ñu échanger. rencontre africaine des droits de l'homme di kuréel bi nga xam ne moom mooy yombal liggéey bi. waxtaan ci li nga xam ne moom la plateforme femmes yi ñu échanger ci ay bonnes pratiques yoo xam ne bu ñu ko appliquer tey dinañu mun a amal njëriñ jigéen ñi nga xam ne ñi ngi yëngatu ci di def dox jàmm tànki jàmm ci diggante MFDC ak état bu Sénégal. li nga xam ne nañ ko jàpp ci ndaje boobee nañ ko tënk ci benn téere bi nga xam ne nañ ko jox ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ay acteurs directs lañ ci conflit bu Casamance. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. jërëjëf Lamine ñu wutali jëlëg pël foofee ak teenab gaz ba fa bu Forteza mu ngay lakk ba tey jile techniciens yi jafe-jafe yi neen la ñu am ngir daal di fàtt gaz boobee peere foofee jural daay ga Abdou Diouf Junior. déet safara sa fayagul foofee ca jëlëg pël information yi ñu am sax daanaka dafay gën a wane ne tiitaange war na caa mën a am li ci am dëgg-dëgg mooy jafe-jafe bi nekkul fay lakk gi jafe-jafe bi kay mooy fexe ba fa nga xam ne foofee la gaz bi di jóge ca biir teen ba ñu daal di fay yegg ba mën koo naj ba dootul génn techniciens yi nag moom liy xew ci kaw ñu ngi koy gis ñu ngi koy maîtriser waaye la xew ci suuf moom mooy seen jafe-jafe bi gën a rëy rawatina xamuñu ne ndax tiwo yi bënn naag bënul ak fan la bënn brine bi nga xam ne moom lañ doon def mooy maanaam fexe ba boole ndox mu bëri ak xorom su bëri daal di koy xëpp ci kaw teen bi ci xëppin woo xam ne bu am doole la jëf yi muy jëf ci kaw moom ñu ngi koy gis mu ngi am ay tan yoo xam ne mu ngi ko ciy wone lay jafe-jafe ba kay mooy du yegg ba fa nga xam ne foofee la yëf yi di génne fay lakk gi nag te fekk gaz bi fatuñu ko loolee moom du sax loo xam ne xel war na ko mën a nangu loolu nag mooy jafe-jafe ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge fële ca bitim réew bàyyi ko ca Haliburton ñëw fii ngir jàppale technicien Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo ciy nekk Forteza nag ñu ngi ñuy xamal ne la mu jàppoon ca njëlbeen ba mooy fexe bàyyi gaz bi mu lakk ba jeex tàkk su ko defee teen ba jaare fa fay waaye loolee gouvernement bu Sénégal moom moo ci àndul ba tax na moom li mu bëgg mooy ñu fexe ba fay lakk gi waaye li ñu waroon sóoraale te defuñu ko mooy xamuñu ñaata ci wàllu gaz moom moo nekk ci biir teen boobule su ko defee ñu mën a nattable ndax njëg li nga xam ne moom la ñuy def ngir mën a fay lakk gi méngoo naag suñ ko fayee ba noppi teen wi ci wàllu boppam dina génnee koppar yu toll noonu wala lu ko ëpp loolee nag amul moo tax it dañuy wéy ci li nga xam ne moom la ñu dooree mooy jéem a fay lakk gi loolee ñaata lay jur ci koppar ba fii kenn mënu la koo wax. Abdou Diouf Junior leneen ci xibaar ak RFM jàngoro grippe aviaire gi nu njortoon ci picc yi nga xamante ñooy ay pélican yu faatu ca parc Djoudj demee wu ni ñu fàttali ne ñaari téeméer ak juróom fukk ci picc di ca gën a ndaw ñoo daal di faatu ci wàllu gëstu yi nag kilifa yaa nga ca ngir xool li ko waral waaye ni ñu ko waxee dàq nañu teg ci wet ga lii di jàngoro grippe aviaire directeur parc national yu Sénégal Bokar Thiam la ñu ci àndal ak Makumba Bey. picc yi dee ci parc Djoudj bi. ci nichoir ba la ay pélican yu ndaw la yi soog di juddu ren à peu près bi ñu demee ba def décompte bi ñu ma informé ci la descente sur le terrain ànd ak le conservateur de Gëmbal c'est un docteur vétérinaire bi mu ñëwee ci terrain bi mu def ay autopsie bi mu ko defee nag résultats yi jotaguñ dañ ko envoyé ci laboratoire bu élevage. mais ñu bëri ñu ngi tiit mu doon grippe aviaire bi ñu fi doon dégg. non grippe aviaire pélican grippe aviaire du ko rey. ça n'a rien à voir du granivore pélican piscivore la quoi jën rek lay lekk pen mënut a wax ne grippe aviaire la wala déet parce que résultat analyse il faut que mu soog di ñëw ñu mën a xam ne lii ak lii moo ko rey dañuy def ay supposition rek boo xoolee pélican yu ndaw yi rek la atteindre yu am 2 mois 3 mois. kon garaawul. bala ngay wax ne garaaw na wala déet foog résultat analyse bi ñëw def nañ autopsie envoyé les résultats ñu lañ envoyé fële élevage. RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñeenti minutes. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. couvre-feu gi kilifa yi dogaloon boobaak léegi diggante Ndakaaru ak diwaanu Thiès dafay wéy ba ñaar fukki fan ci weeru février 2021 ci communiqué ministre intérieur di fàttali askan wi ña faree rawatina diggante Ndakaaru ak Thiès tere yi jëm ci dem ak dikk gi lu ci jëm ci wàllu réunion yoo xamante ni day dajalay mbooloo naka noonu it ñu fàttali ñëpp ne lu jëm ci wàllu takk masque gi mu ngi wéy di doon loo xamante ni ci gàttal force la
wàllu ko wér-gu-yaram ba tey ak mbiri étudiant bi di Sadio Ousmane Diédhiou mooy étudiant bi nga xamante ni dafa amoon jàngoro ju ko dab mu doon yëngu ci wàllu kër docteur jàngoro ji di aplasie médullaire ay naataangoom daal di woon taxaw ngir wër ak ndajereem koppar gi borom bi def na jàmm ba am nañ koppar yu toll ci téeméeri ak ñaar fukk jógee ci nguur gu Sénégal ba jamono ñu wax ak yéen mu nga ci Bordeaux ci wàllu paju mi leeral li kenn ci kuréel ak étudiant di naataangoom bi taxawoon ngir paju mi Pape Mor Lo ñu teewlu ko ak Salif Sow. Depuis le début lancé nañu collecte bi ci Sénégal yëpp ku nekk participé na moo ci jàpp di docteur Ngom donc ci la ñu am beneen début boo xam ne moom moo gën a wàcc bi début bi ñu amoon mu nekk ci 175 millions léegi nag état bi ci la participé à hauteur de 120 millions mooy le président a pris en charge Sadio Ousmane Diédhiou ci 100 millions yu mu envoyé directement ci CHU bu Bordeaux ak 20 millions yoo xam ne daf ko envoyé l'étudiant même SOD donc li ci des ñu complété ko ci somme bi ñu dajale woon actuellement à l'heure où je vous parle moom ci boppam moom SOD mi ngi ci hôpital bu Bordeaux pour mën a def greffe bi xaalis bi nga xam ne moom lañ daje woon nag lépp moom lañ ko jox ci contribution yi nga xam ne moom la nit ñi defoon c'est à peu près 170 millions kii na ko. ñu dem ba diwaanu Louga ak ki nga xamante ni moom lañ toppe woon njort ak boom doomu Amérique ca diwaanu Saloum ñu teewoon ko ci kaso bi di Baba Ba ñu gën ko xam ci Amdel ginnaaw si nag mu faatoo ca kaso boobee ci xibaar ne da doon na sa rëcc foofe li waral paatu gi nag li nga xamante ni mooy gëstu kër docteur autopsie gi la mu feeñal mooy wàllu traumatisme crânien di kàng wu toj wu ami gaañu leeral li Abraham Paul Pouy ca Louga. résultat wu autopsie yi nag lu ñuy wone mooy ki nga xam ne dañoo ñaaw njort moo rey américain nekkoon taalibe Baye Niass fële ci Kaolack nag lu ko tax a faatu mooy dafa amee traumatisme crânien jamono ji nag ay mbokkam autorisation la ñuy xaar ci wàllu procureur ngir mun koo denc procureur moomu nag nekk maître poursuite yi am na ñaari dogal yoo xam ne mën na koo jël bi nga xam ne dem nañu ba boucler enquête bi police jox ko procès verbal bi tegal ko ci kaw table bi procureur bi bu njëkk lu mu mën a def mooy mu classé dossier bi sans suite su nekkee PV bi wane na ne amul charge ak infraction procureur bi beneen dogal gi nga xam ne mën na koo jël nag mooy ñu wéyale enquête bi yóbbu ko instruction su boobaa nag garde pénitentiaire yi la ñuy topp nag sàggante nag ci dossier bi nag lu ñuy wax mooy da doon jéem a rëcc prison rajo Futur Média. jërëjëf Abraham ñu waxtaanee kër gii di këru poste bu nu ko waxee seen xel dem ci bataaxal yeeg wàllu mandat yeeg Cheikh Tidiane yaa ngi ci daay yónnee diwaanu Kolda poste googee mooy réclamé di sàkku ci nguurug Sénégal ñeent fukk ak ñaar ci milliards ba ci noppit ñuy sàkku ak taxawu gi ci wàllu appui financier 75 milliards Lansana Sarr di président comité d'entreprise bu poste la ñu ci àndal ak Salif Sow. bi nga xamante ne moom la ñuy topp direct délégation à la solidarité nationale mooy bi ñu koy fayal bourse familiale yi donc boobu itam moo ngi toll ci ñeent fukki milliards ak ñaar te ñu ne nag dañu ko war a fay parce que loolu itam du difficulté sax ne de mënuñu koo fay dañ koy fay mais ñun itam dañoo ne du waruñoo xaar parce que itam dañoo war a am visibilité ci suñuy finance donc 42 milliards yooyu dañ ko war a jël dugal ko ci exercice 2021 ci li nga xamante ne ay technique comptable yoo war a utiliser pour dugal ko ci par exemple mooy xaalis booy xaar ñëwagul naam ne da nga koy inscrire pour mu mën a defar li nga xamante ne moom mooy équilibre yi donc loolu buñ ko amee vraiment dinañu arranger beneen bi itam ñu ne leen ñun dootuñu xaar ngeen ñuy yoreel dañoo bëgg a def benn mécanisme boo xamante ne paiement mécanisme de compense automatique lay nekk saa yi ñu leen fayalee rek ngeen fay ñu comme ni ñu koy defee IPRES balaa ñuy fay ñoom dañuy yónnee li nga xamante ne moom mooy chèque de couverture te loolu itam ñun ñoo ngi ciy xalaat ci ay anam yoo xamante ne war na mën a gën a yomb te gën a sell. léegi loolu nu muy demee yéen a ngi wax appui ndax loolu ci fa lay dugg. waaw appui bi ñuy wax mooy pour ñu tëggaat li nga xamante ne moom mooy fonds de tiers yi. ci la ñu defee proposition ne xayma ne ak Covid bi yëpp ak li ci laxasu état du Sénégal bu ñu dimbale woon à hauteur de 75 milliards. war nañ ko mën war nañu mën a defar goo xamante ne vraiment dinañ am départ gu dëgër itam te dina tax itam vraiment objectif yi nga xamante ne moom la ñu fixé ñu mën ko jox.
sport gi ak sëñ Cheikh mu ngi lay ziar Cheikh. dellu di la fay El Hadj Assane. bisimilah daal di ko door rek wàllu football ak championnat bu Sénégal Ligue 1 bi nag tey jii dañoo fas yéene dabe première journée bi nga xamante ni ñaari équipe maanaam ñeenti équipe football ñu woon ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Jaraaf bu Dakar niki tey jii nag ci bu 16h jotee Teungueth FC moom dana tas ak ñi nga xamante ñoo di waa Casa Sport bu Ziguinchor ci bu 16h jotee ci stade Ngalandou Diouf bu Rufisque geneen jongante gi itam ci googule waxtu diggante Jaraaf lay daal di doon ak ñi di waa Mbour Petite Côte fàttali nag ñi nga xamante ni daal ñoom ñoo di waa Teungueth FC jamono gi ñu nga féetee si ñetteel place bi ci classement bi daal di am juróom-ñaari poñ Jaraaf moom mu nga féetee ci fukkeel ak benn place bi daal di am ñeenti poñ bu loolu weesoo ñu daal di waxtaane dogal gi nga xamante ni FIFA démb daal na koy jël daal di siwal liste candidat yi nga xamante ni daal ñu ñoo fas yéene xëccu ngir daal di jiite ko lii di confédération africaine bu football di CAF ci ñooñ le kii di Augustin Senghor ci la daal di bokk moom sax donte candidature validé woon nañ ko ci biir kuréel googu nga xamante ni moo di CAF ñu doon xaarandi yeneen ña ci des ci candidat ñu daal leen kon bokk déglu niki kon bokk suba di le 28 waa CAF fas yéene woon déglu waaye daal niki démb la waa FIFA daal di jël dogal ni daal ñeenti candidat yëpp daal di leen kon bokk dëggal si ñi nga xam te ñu ngi doon xaarandi ngir ñu daal di leeral seen mbir FIFA daal na leen kon bokk permettre ñu daal di doon candidat moo di doomu Mauritanie bi di Ahmed doon jamono gi président bu fédération mauritanienne bu football ak itam doomu Afrique du Sud bi di Patrice Motsepe Augustin Senghor itam moom dañoo gën a dëggal li nga xam te daal moo di candidature am noonu itam doomu Côte d'Ivoire bi di Jacques Anouma lu ci mënti am rek jàpp leen ni yëf yi dana daal di leer fukki fan ak ñaar ci weeru mars dañoo fas yéene kon bokk tabakan moo war a jiite lii di confédération africaine bu football di CAF daal di organiser geneen jongante moo di CHAN di coupe d'Afrique bi nga xam te dañ ko daal di jagleel joueurs yi évolué fi nii ci Afrique yëf yi nag ñu koy amal foofu lay jamono ji ca Cameroun ni ki démb nag ñi nga xam te ne daal ñoo di waa Maroc jot nañoo qualifié ci wàllu quart de finale gannaaw bu ñu amee ndam lu yaa seen digg ak Ouganda 5-2 geneen gi itam diggante Rwanda la woon ak ñii di waa Togo Rwanda jot a qualifié moom itam gannaaw bu mu amee ndam ci diggam ak ñi nga xam ne ñoo di waa Togo ñetti bal ci ñaar di ko tey jii la ñoo fas yéene kon bokk yeggale la ci des jogante Tanzanie dana tase ak Guinée Namibie dana tase ak ñii di waa Zambie football ci Europe ak championnat yeeg coupe yi di ci démb ca championnat bu Angleterre ñu ngi doon amal ay jogante West Ham United moom dafa fekk Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté ci dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci ñaar Leeds United daal di am ndam 2-1 ci diggam ak ñii di waa Newcastle Southampton moom Arsenal daka daal di daan ñetti bal ci benn jamono gi féetee nag ci bopp raw gàddu gi moo di Manchester City daal di roy ak Manchester United benn poñ ñoom daal nañoo am ndam démb seen digg ak ñii di waa West Bromwich Albion 5-0 la ci des nag ci jogante ñeel ba tey championnat bu Angleterre nañ ko daal di amal niki tey ji Valladolid moom démb dafa daal di ñàkk ñeent ci ñaar ci diggante ak Levante loolu ci championnat bu Allemagne la bu Espagne plutôt ñu daal di dellu suñu réew waxtaanee wàllu basketball ci wàllu góor ñi Louga basket club nag bëgg a bokk ci équipe nga xamante ni bu saison bi jeexee danañ leen mën a lim ñoom nag ci yoon googule nee nañ daal dañ def seen kéem kàttan ngir fexe kon bokk nañu amee ndam niki weekend bi jot nañoo am ndam si jongante nga xamante ni daal ñu ngi ko doon amal niki kon bokk weekend bi li ñëw itam danañ amal geneen jongante seen diggante ak GIA seen bébét nag mooy fexe ba am ci ndam ngir mën a waajal mbir yi ci anam yi nga xamante daal noonu lañ ko daal di bëggee loolu moo di kaddu Madiène Fall mi nga xamante ni moom moo di entraîneur bu équipe góor ñi bu Louga basket club ñu teglu ko ci micro Abraham Paul Pouy. lancé waat noonu parce que ni ma koy wax rek GIA avant ñuy jouer moonu raay goal défense particulier ñoo nekkoon ci ginnaawam donc soo ko gagné da nga koy ray 1 point d'écart te 1 point basket dafa am solo donc il faut donc ñu gagné ce match là contre la GIA pour raw ko nekk ko ci kanam ba pare aussi nekk tomb si ci peloton de tête bi quoi donc loolu moom objectif match bi passé. léegi daal li ngeen bëgg fas yéene jamono ji mooy na ngeen bëgg ngeen confirmer ci ni ngeen nekk jamono ji. waaw très bien il faut ñu confirmer comme on le dit Louga basket tout le temps day jouer play-off année yëpp day jouer play-off voilà depuis sa création donc li ci am solo mooy confirmer d'abord la qualification en play-off et ensuite nga entrevoir donc l'avenir avec beaucoup plus de sérénité parce que comme je l'ai dit soo boo qualifié en play-off yóbbaale ay points yu bëri na da lay permettre vraiment que nga mën a jouer ay demi-finale boo àggee foofu rek lépp mën na possible daal. kon daal ci objectif yooyu ngeen nekk jamono ji. waaw ci la nekk ni ba léegi wàccu na ko ba léegi c'est de jouer donc les demi-finales du championnat et de la coupe du Sénégal. voilà kon boog El Hadj Assane fii la ñu koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram yi. ñu ngi lay gërëm bu baax sëñ Cheikh tey nag Makumba Bey la ñu àndal moo ñu defal chronique culture bi. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci chronique caada bi. le débat noonu la ñu tuddee benn pièce su théâtre boo xam ne waa Dre production ñoom ñoo ko def Dre nag ñu ngi koy bindee D ak ñetti. bu nekk fii ci Ndakaaru ñoom ñoo ciy waxtaan seet nu ñuy def ba mën a sëy loolee nag doon nañ ko joué ci centre culturel bu Tamba ki nga xam ne nag moom moo jël rôle star bi mooy Billy Boy Moussa Omar Gueye
lépp ngi tàmbale ci benn gis-gis lu jëm ci wàllu théâtre bi nga xam ne ñu ngi koy joué ci Sénégal li ci gën a bëri dafa yem ci Dakar ñi nga xam ne nag ñoo fare ci compagnie bi ñu naan Dr production fekk nag seen metteur en scène directrice bi mu ngi tudd Bérangère Brooks daal di amal benn tukkib nemmeeku boo xam ne dañuy dem ci diiwaan yi loolu nag indi leen ci Tambacounda ci centre culturel régional Khadim Sène Rijal ñu gën ko xam ci Billy Boy. Artiste comédien acteur de cinéma j'habite à Dakar. Le débat di pièce boo xamante ni dafay wax ci jeune couple boo xamante ni ay Dakar waa lañu ñu war a marié wu di xool naka la ñu war a def pour marié wu ak lan la ñu war a signé ak yu ni mel comme ni ngeen ko gisee tout à l'heure rek mu nekk pièce boo xamante ni Tamba en plus aussi Kolda ak Ziguinchor ñu choisir Tamba parce que Tamba nekk na dëkk boo xamante ni dëkk culture la et suñu xool tamit sedd lool biñ fi yegsee ndax liñ fi doon xaar yëpp gis nañ parce que damay xam ne man mi defuma lu tax nit ñi xëy na di ma apprécier noonu damay delloowaat lépp askan bi ñoo moom jaajëf parce que li ngay def tey muy neex nit ñi ci nit ñi nga ko jëlee kon war naa mën a gën a xool fi may teg sama tànk moo tax gën a xam ne aussi seul le travail paye. pièce bi ñu doon joué bi yoon ci centre culturel régional bu Tambacounda mi ngi jëm ci wàllu wujjee muy polygamie jigéen ñi nga xam ne dañ leen di maye fekk tollu wuñ ci wala ñu ni maye di leen forcé muy ay mariage forcé lenn ci li nga xam ne joué nañ ko ci pièce théâtrale boobu ñu ngi ko tiré ci benn roman bi nga xam ne ki ko bind mooy Mariama Ba ñu koy duppee une si longue lettre. dellu si fii ci Ndakaaru dina am benn festival boo xam ni balaa yàgg dina am ñu koy tuddee Doudou Ndiaye Coumba Rose loolu directeur général bu Grand Théâtre bi nga xam ne Doudou Ndiaye Rose moom lañ ko tuddee moo ko xamle Ansoumana Sané nekkoon ca kër Cuuna Coumba Rose doomi Doudou Ndiaye Coumba Rose yi nga xam ne dafa génn àdduna semaine bee ñu génn ca Géejawaay ñu déglu directeur général Grand Théâtre Ansoumana Sané ci micro Omar Mbow. Doudou Ndiaye Coumba Rose dayo bu mu am si monde bi war na tax que ñu koy sargal ba tax na dañu xalaat ñun ci biir Grand Théâtre nu ñuy organiser journée du parrain ñi di Doudou Ndiaye Coumba Rose def ko genre festival suñu directeur artistique mu ngi fi dina ko gën a càmbar gën ko jàng pour que ñu mën ko mettre en exécution sànq rek ba ñuy doon waxtaan ak njabootu Doudou Ndiaye Coumba Rose doomam ji di Moustapha dafa wax ni que si ay jamono ñoom jàppañu seen bopp géwél yeeg yoo xam ne dañuy jóg pour uti dem uti xaalis wala ñëw woyaan ay citoyens lañu yoo xam ne dañu jóg bokk si sensibilisation bi déjà donc si période de pandémie mais yemuñu si loolu organiser woon nañu don de sang mais don de sang bi dañ si boolee lu ñu tuddee donc couverture maladie universelle nga xam ne day yombalal wàllum paj bi donc lu ñu mën a wax mooy que artistes yi xam naa ni suñu ministère de tutelle mu ngi siy liggéey waaye lu koy gën a yombal mooy ñu dem inscrire si couverture maladie universelle nga xam ne dina leen mën a yombal lu bëri si wàllum paj bi. fii la ñu yem di leen gërëm bu baax a baax dig leen daje suba ak jàmm.